salaamaaleykum mbokku internet yi ñuy seetaan daleen ak jàmm ci seen numéro bu bees Inside tey jii ñu am l'honneur plaisir dalal ci suñu plateau un artiste de renommée muy musicien bu mag bokk Rob Team Music kii di Papa Laye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay jaajëfal système Mamy. di la jaajëfal bu baax ci invitation bi. waaw maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu waa banlieue bi ma jóge muy waa Pikine di ci jiital nuyoo bi sama xarit DJ Maam su ma fa jigee damay dem Rob Team Music di leen béggee di wax coucou à mes frères yi nga xam ne dañoo de jóge fii démb dem Côte d'Ivoire pour une manifestation mi Siri Foog Jos Brand ma la ñu leen di wax ni ñu ngi leen di support depuis Sénégal yàlla na leen yàlla may ndam foofu bu ñëwee bu ma fi jógee ma lay jaajëfal di jaajëfal say caméraman. alors Papa Laye ñu ngi lay wax dal la jàmm fii ci Sen Direct alors Papa Laye nga nekk musicien di yëngu ci musique ku ne xam na ne art bi c'est un peu difficile la tey jii boo ñu doon wax un peu ci yow kan mooy Papa Laye. waaw Papa Laye benn jeune artiste la boo xam ne ci banlieue bi la forgé woo ba am fu bari nag fu mu jaar am fu bari jàng na métier jàng naa école mais soriwuma fa jógee jaar naa ci mbapat yeeg ci simb yeeg comme ni ko nit ñi di defee ci banlieue bi rek xam nga banlieue bi moom mooy forgé artistes yu bari ba ma jaaree ci simb yeeg ci mbapat yi mu am lu bari lu mu def ci man ma commencé dugg nag ci sama carrière bàyyi sama jàng métier dugg ci sama carrière bi nga xam musique moo nga xam ne moom laa opté pour def ko yàlla boole maag job sa brand may liggéey ak moom liggéey bu rafet ba tey suñu jon yàlla tey ji waa Subatel musique gis ma produit sama son mu nekk single bi ma génne nii muy Sawet Laay bi mu nekk sama première sortie si sama carrière professionnelle. alors nga commencé si ay début yu difficile ku ne xam na ne aussi art bi pour nga teg fi tànk tey fii ci Sénégal c'est pas facile comme ni nga ko waxee ci mbapat yi nga dooree mu doonoon quelque chose de très difficile loo xamante ne ni yombul. waaw day difficile parce que banlieue bi moom c'est que fii Sénégal dañoo baaxoo boo bëggee dara pour ñu épauler la ci day xaw a difficile surtout léeg-léeg sa biir famille il faut ñu comprendre la trop parce que fii moom Sénégal dañoo xaw a baaxoo boo nekkee xale rek peut-être amoo raison daal pour exprimer wu li au fond li nekk ci yow il faut kay nga dëgër ci bopp ñu dóor la ci nga daw jàng ñu dañuy dem ba jékki-jékki gis sa benn affaire rek soit que sa benn vidéo wala sa benn affaire ñu soog a rendre compte ni kii kat waaw comprendre nga Sénégal moo baaxoo loolu du pour acharner kenn mais daf fee nekk léeg-léeg da ngay gis ak fi monde bi toll da ngay gis tubaab ni muy jàppalee doomam dès au début day teel a comprendre kii lu mu bëgg mais fii Sénégal am mu baaxoo woon loolu bu nekkee xale dem géej soit que nga jàng natation wala dara sax boo ñëwee dañ lay dóor te fekk ni mën na sax jëlewu ci intention bu bon c'est ça ñu jaar nag ci ay mbapat ci ay simb ku ne xam ne ni par force moom waykat moom boo juddoo ci banlieue bi far force nga jaar foofu su fekkee da nga bëgg a doon ndaanaan foo nga jaar foofu côtoyer say grand topp grand yi xool nag ci ndaanaan yi mag yi fa nekkoon. D'accord alors Papa Laye ñu des toujours sur sa carrière yow tey jii naka nga def vraiment pour ñi la produire ñu ràññee la lan ban preuve maanaam da nga taxaw ci seen woy wala ci mbapat yooyu nga doon def la nit ki si lañ la gisee ne kii nii moom ku ko jàppale dina dem. non en fait man moom dama jàpp ni producteurs yi mag yeeg yenn musiciens yi mag yi ba dama jàpp ni Youssou Ndour sax lu daw ci télé bi xam na ko ku sa image passé ci télé bi gis na ko de ce fait que ñoom dañoo am lu ñu fi liggéey ñun dernière génération bi ñuy liggéey te ñun ñuy liggéey amagul qualité bi ci war léegi moo waral léeg-léeg boo amul support nag ak foo wéeru da ngay foog ni li ngay def baaxul fekk ni dafa amul ku la jàppale. man nag maxul li tax mu gis moom mooy dafa am ay relation professionnelle ak waa Rob Team Music Subatel musique ak Rob Team Music dañoo am des liens forts man ba muy retrouver sama projet sax boobu fekkuma studio ba fekk na mu nekk di defi leneen parce que musuma gis ma play ci mbedd mi musuma gis ci dara studio la ñëw di déglu projet yi déglu ba yem ci sama bos ni kii kan la ñu ne ko kii Papa Laye la tudd benn artiste la banlieue bi la déglu mu ne kii moom bëgg naa projet maa koy porté nii mu après yàlla def nag mu boole ma ak moom ñu am ay relation yu professionnel yu rafet
mu def ci tamit liggéey bu rafet yëkkati dooleem def ci waaw depuis boobu ba léegi nag ñu génne œuvre bi Sénégalais yi bëgg ko ma ci am ay revenus yu positif. D'accord alors yaa ngi ko doon wax sànq sa premier son bi nga génnee mooy sa wet laay ne. ba officiel waaw mais à part loolu def naa ay featuring ak ay Xaadim Thiaw doxu mbedd mi loolu yàgg na c'était tout mes débuts la woon ak ay Ndey Jaara mu Sëriñ Fàllu mi nga xam ne moom jàpp ci carrière bi ak ay wayantu nii rek ay sama xarit yi ñoom Jekk Baay Faal yi nga jàppale ci ay ñoom Samba Jaara Mbay yii neneen waaw yooyu moom début la woon boobu mën naa ne mbapat bi la woon sax duggagoo ci sa carrière professionnelle te musique moom de petit à petit step by step ngay def saa boo defee bi bàyyi def ñu beneen chaque jour da nga lay gën a yokk da nga naan ok kon man war naa yokk lii ndax nit koo fi gis rek première li mu njëkk a génne su ko toogee dégluwaat ko danaan mii mu taa man dese woon naa de mais noonu la petit à petit l'oiseau fait son nid. D'accord tubaab di ko naan la persévérance alors Papa Laye mën nañu xam tuuti yow sa inspiration nan ngay inspiré woo sooy bind say son yow yaa koy bind wala da ngay toog ci caaxaan comme ñenn ñi niñ koy defee entre amis mën ngeen toog di naan seen ataaya wala dara rek am lu ñëw sa xel nga improviser. waaw am na ay artistes yoo xam ne dañoo mën ku ci nekk daam côté boo mënee am na ñoo xam dañoo am voix kese mais amuñu inspiration. mën naa ne inspiration mën a bind moom léeg-léeg autodidacte lay dem ci doomu aadama yàlla moom na ko may nit mais dafa fi ma jaar moo tax parce que dama jaar ci ay différents métiers yu bari focus ci benn métier soudure métallique ba am ci sama attestation de travail liggéey port dem liggéey Guinée 2 ans différence jaxasoo yooyu ak li atelier yi ak forger bi ñu lay forger métier gis nga ni muy def ci nit forger bi mu lay forger ak nga jaar ci ay simb jóge fa jaar ci ay mbappat di way ànd ak ay nit yu bari loolu rek dana def ci yow xam-xam sans plus tarder que ma saliwaal sama benn xarit Adama Jara mi nga xam ne maag moom ñoo débuté ndoo woon théâtre te ku ne xam ne théâtre am na ballet théâtre di nga jéem a toog sa kër di jàng nu ñuy bindee synopsis ni ñuy bindee film ci yooyu moo lay forcer ba tax nga am ngay mën di bind dara moo tax sama son yu ci bari maa koy bindal sama bopp parce que depuis la ni ma jàngee la dama ko jàngaale xam nga léeg-léeg da ngay dégg nit naan la non c'est le sang ci art bi laa bokk fekk ni c'est le sang mais aussi am na loo xam ne yaa koy jàng ci sa bopp doo tëb rek def ko may yàlla am na mais tamit am na loo xam ne yaa koy jàngal parce que nit tëbul rek man dara sama son yëpp maa koy bindal sama bopp waaw. donc sa son yëpp yaa koy bindal sa bopp loolu la Papa Laye xamle mais aussi laal nga un peu yow si sa parcours maanaam nee nga def nga soudeur métallique ak yeneen def nga tamit théâtre mais Papa Laye li nga boole bëri na tey jii finalement sa finalité mooy musique donc yéene dafa doxul woon nga dugg ci musique bi wala nu mu fa demee noonu wala musique passion la rek si yow. waaw ne passion la nag bi nga xam ni ci laa gën a sentir à l'aise ci laa gën a sentir à l'aise peut-être xëy na da benn affaire la bu nekkoon ci man di nelaw si man ma koy cumuler ak li ma doon def parce que tamit nit da ngay am ay plan A ak plan B parce que noonu laa yaroo man loolu lañ ma jàngal même bul focus dara ci benn affaire rek même bu dee da ngay dem ba def musique sax amal leneen loo visé tamit nga boole ko ci. kon daal nga polyvalent daal bañ a yam ci benn mbir. parce que tamit lu mën a nekk la comme que nit mi ngi koy wax rek peut-être c'est possible nit ku nekk nag dafa am fooy te artiste wut limité boppam da nga war ouvert ci domaine bu nekk ndax kuy porter drapeau boo xam ni dafa am lu lay déglu lu nekk ca ginnaaw nga war a toog di exprimer wu léeg-léeg ngay sensibiliser léeg-léeg ngay am na lu bari da nga ko war a xam moo waral ñuy def fii lu ñu dégg lépp lu ñu mën a yokk suñu xam-xam rek ñu dem ci dugg ci c'est loolu la. d'accord Papa Laye mooy suñu invité tey ci seen émission Inside ñu ñëw sa digganteeg waa Rock Team Music Papa Laye mu doon tamit ñi nga xamante ne ni sànq yaa ngi leen doon énumérer lan mooy seen relation yaak waa Rock Team Music ba relation ngeen am. ay relation yu bien ay relation yu bien yoo xam ni dafa am fu ma fekk parce que dama am benn téléfilm bu ñu doon def ma waroon def générique bi ñëw fa enregistré ko xam nga nit moom bu nee la studio tel baax na rek da ngay dem
léegi nag de ce fait sa première dem bi ngay dem ci loolu mooy créer link bi nga xam ne moom moo dox suñu diggante ak nit ki dem fa ñu woy nga dégg ñu la may yow foo dëkk de nga ne leen ci banlieue bi lu tax nit ñi xamul la pourtant da nga mën a woy c'est ça ok man foofu laa xamee Job Sa Brain mu déglu ma benn yoon ne ma dinaa la woo bi nag toog na benn 2 ans parce que am na ñu ma fa njëkkoon fekk Kees Latif Ndiaye ñooñu laa gënoon a miin parce que dama foogoon benn waay la buy wax nii di caaxaan ba ñu toog ay ñaari at ba mu jékki-jékki ndekete mi ngi sekk sama contact woo ma ne ma Papa Laye ñëwal dama doon am yu affaire yu ma doon régler rek moment bi may wax sa boobu fàtte woon naa ko boobu maa ngi noonu man te ma jëm dugg ci gaal yi xew mbaa ma xool nee na nu ma def jéem a génn réew mi parce que boobu ñu ngi woon ci dëkk bi jaxasoo woon nag kenn xamul woon fay taxaw mu woo ma ñëw nag mu libéré ma studio bi ni ma fii def ko comme sa kër parce que tamit léeg-léeg yàlla benn yoon lay tàcc doomu aadama bi te am na loo xam bu présenté wu sa kanam occasionnellement da nga koy gaaw nga exploité ko parce que bu la rëccee rek dootoo ko mën a dabuwaat léegi nag ci ko defee nag ma ne alhamdulilah chaque guddi ma nekk ci semaine bi du jeex ta reyuma ñaari son wala ñetti son tegee ko côté parce que un jour viendra maa ngi doon sóoraale ni bis dina mës a ñëw ma tase ak producteur te bu nee ma an say œuvre du ma xam ne laa koy wax léegi nag sama lien yi sama diggante ak Rock Team noonu la ma dem ba bokk ci famille bi fait partie des membres de Rock Team Music. mu doon ab famille loolu Papa Laye xamle donc Papa Laye dañuy ñëw un peu si sa son bi nga def en featuring ak ñoom Job Sa Brain ñoom Dieyla et autres ngeen intitulé ko Covid 19 alors Covid 19 boobu je pense que ne son la pour sensibiliser la. son la woon pour sensibiliser parce que ñun ay porteurs de voix lañ. boo amee benn dara lu xew ci réew mi yoon la pour ñun ñu dénoncer ko parce que dafa nekkoon benn bu fekkoon si buru la doo ci accentué wu parce que Sénégal miin nañ ko mais loo xam ne dafa bees kenn xamul ñun ñi nga xam ne am nañu information bi à travers suñu voix ñu ñëw sensibiliser ci doomu aadama yi wax leen nii lañ koy defee nii lañ koy moytoo nii ngeen di respecter distanciation physique yi raxasu takk seen masque daal di confiné wu seen biir kër gën a daw feebar looloo tax ñun amuñu alal buñ ci def pour xeexee ko mais am nañ ci suñu voix te defe naa ni suñu ñu ñuy déglu ñu ñu jox nopp dégg nañ ko te jëfee nañ ko te loolu rek moo nekkoon yéene bi du woon xaalis bi wala dara ndax après bi gis nañ ci ay revenus yu ci am parce que état bi jëloon na ay 3 milliards 500 j'espère pour tas ko ci acteur développement yi ci acteur culturel yëpp mais ñi am na ñoo xam ne alhamdulilah jot nañ am na ñoo xam ne amuñu c'est normal parce que Sénégal dañoo xaw a desee professionnaliser seen ay affaires séddale bi da ngay gis sax nit ku ñu yónnee 3 fois kon kooku xañ na ñaari nit da nga ciy gis benn groupe boo xam ne leader bi genn wàllu groupe am bàyyi nañ ndax loolu dañuy foog ni moo lekk xaalis ba wala dara fekk demeewul noonu question de xaalis la rek comprendre nga ñu loolu daal moo nekkoon yéene bi def nañ ko te xaaruñu ci woon dara ndax bu ñu amoon luñ ci mën a def comme financièrement dañ koy def c'était ça le but. Papa Laye mu doon seen son Covid mu doon son boo xamante ne ni c'était juste pour sensibiliser te Covid tamit actualité instant yi te xam nga émission bi dañuy wax un peu ci actualité ñu jaare noonu rek brosser actualité bi laata ñuy continuer ak yow tey suñu actualité dañuy wax un peu ci li xew fële ca Guinée bi ca Guinée Conakry gisoon nga ko. waaw naa ko parce que sànq ci samay waxtaan da nga déggoo ma ne la def naa Guinée 3 ans. dama fa dem ci régime Lansana Conté vécu fa tuuti rek ma après mu génn àdduna Dadis Camara ñëw am yu bari yu fa am ma am tuuti notion ci Guinée Conakry am fa Guinée dëkk la boo xam ne dafa xaw metti dafa metti et puis am na ressource yi nga xam ne tey jii bépp réew bu gën a développé ci àdduna bi ressource bu lay tax a développé rek am na Guinée Conakry parce que ci mine lañ dëkk ñoom mais dañoo amul des bons dirigeants te loolu mooy faiblesse su Sénégal parce que affaire de Dadis Camara bi moment bi muy def le 28 septembre bi
di dajale nit ñi ci stade ba. mooy massacre bi boobu moom ci boppam Alpha Condé moom moo dajale woon parti opposant bi ne leen nañ def marche mais ci le même guddi la jël vol dem mu bàyyi leen fa. léegi nag boo dee seet l'autre là son kiwam bi ki ko teg soog Seydou Dalein la xaw ma. Seydou Dalein son homologue waaw. fii lañ ko évacué woon Sénégal pour di ko soigner pour di ko faj ba mu def na fi presque ay 2 ans ak yooyu après nag moom mu nekkaat te xam nga politique dafa sew ndax côté si gis nga CEDEAO doo xam lan mooy seen njariñ ndax lu nu àtte rek seetaan nañ leneen du ko gën a pur comprendre nga ñooñu forcé ko comme que depuis la Sékou Touré ba tey mi ngi xeex Seydou Dalein comme que Covid ñëw na mu ñu profité ci Covid bi ne nañ ko mosal 3 mois mu toogoon nigum après ñu def ay élections législatives ci 3 mois yooyu ci la jafandu toog 3 ans xoj population Guinée yëpp gis nga ba ci ressortissants guinéens yi nga xam ñoo nekk ci biti ñu ne amuñu droit voter yooyu yëpp espace CEDEAO ñu ngi koy gis waxuñu ci ba tey jii moo ko yóbbee lii ko dal nii ndax ku ne xam na ni régime militaire baaxul ci réew. Sénégal ba jour ba njëkkee bëgg a def 23 mars bi ñu bëggoon a jëlee fi Abdoulaye Wade boobu ak vis-à-vis expérience bi ma am fekkee régime militaire xam ni muy def ci réew ma toog di waxtaan sama xarit ne ko lii de Sénégal ñi ngi juum boo xam ne buñ juumee ba ne dañuy laal Abdoulaye Wade armée bi dina jël réew mi te Sénégal dina vivre régime militaire bu mus a vivre ci àdduna te léegi yooyu dafay baax jeunesse bi ñu comprendre mbirum voté président du da nga koy fekk fa mu jëlee nga coup d'état ko yëkkati ko loolu day dëpp réew te loolu jeunesse bi dañ ko war a xam mais nag Afrique dafa sonn tellement que mais te on est en 21e siècle mais nag fu ñu demee ba réewu Afrique yi ñu ngi commencé di jëlal seen bopp seen responsabilité bopp lii nag yàlla na yem foofu yàlla bu mu ñëw ci suñu réew yàlla bu mu ñëw ci beneen réew waaw ndax lii moom yéenewul ko kenn heureusement nag ba dañ ko def ci ak ni façon bi ñu ko defee jël téye ko en otage pare ñoo ko defuñu ko muy dara pour réformer waat seen réew am nañ ci plein droit parce que seen réew la waaw man daal loolu laa ci amoon gis-gis. dëgg la dégg ngeen li Papa lay wax donc mu indi contribution bu am importance il a aussi raison parce que coup d'état je pense que ne jëmalewul benn réew kanam parce que li muy yàq ak li muy sooxee ci comme réew mi c'est important te conséquence bu mag la donc toujours ñu des ci actualité Papa Laye yow mi nekk ci cadre musique je pense que ne xam nga milieu bi miin nga ko et récemment ñu gis affaire Dieyna Baldé ak Bril mu juróon fi coow lu bari ba atte nañ leen sax léegi yow en tant que artiste yow tey lan ngay wax jeune talent yi nga xamante ni ñoom seen bëgg-bëgg rek mooy percer dans la musique ak erreur yi ñuy def parfois nit ñi di leen ci juger yow ban gis-gis nga ci am. erreur yi di man côté de xëy na man miinuma ko mais xëy na lu ne fàng kenn du ko jeex léeg-léeg bëgg-bëgg rek la moo koy def bëgg-bëgg mooy waral jeune bëgg dara surtout muy jigéen ne dama bëgg ca li ma bëgg ci kii la nekk mais ca ka mu nekk ban genre ban type de personne la ndax def naa ay promotion de canapé des trucs comme ça yooyu yëpp yàgg nañ ko fay dégg mais loo xam ne bu fekkoon c'est faux duñ ko révéler du am la xëy na nag musique bi ni ñu koy defee fii à travers ci Sénégal ñenn ñi nekk ci bopp yi ñoo nekkul des nit yu xaw a baax quoi parce que tamit buñ ko duñ ko raay da nga koy wax dëgg jigéen dafa xaw a feewal góor moo ko mën a dimbali mais léeg-léeg tamit jigéen indi benn idée boo xam ne doo xam la nekk ci ginnaaw xelam parce que de ce fait mënoo ñëw ñu jàppale ci affaire bii nii mujj a passé bu Bril bi defe naa de ce fait que police moo ko daaneel dañ ne ñaari téléphone je sais pas moo réer mais xam nañ ni bu ko jigéen ki ne bosam ci la bokk mi ngi fonctionné ñu topp enquête bi ba xam nga Sénégal police Sénégal bu defee seen investigation ku ñu bëgg a jàpp nañ la jàpp ci la taxaw avoué bañ dem teg ko ci loxo yoon loolu moom la ça n'a rien à voir ak profil artiste bi muy wane ci biti parce que lii mbubb la rek bu ñuy sol taxaw bégal askan bi nekk ay acteurs
di way mais en dehors loolu ay nit lan léeg-léeg nag di nga ci gis ku am éducation bu baax di nga ci gis ku amul éducation bu baax di nga ci gis koo xam ni dafa yaru di nga ci gis koo xam ni dafa réew dina gis mais nag du bokk ak image bi muy wane di nga comprendre nga du bokk ak image bi muy wane ci kaw ci télé bi da nga koy gis ne kii nangam sangam fekk ni bu ngeen sekkee waxtaan boo nee dama ni mën a la rek di nga ne moom ndeysaan ndekete kii de knowledge amu ci dara ndekete kii nii la ndekete kii nangam sangam da cee bari mais nag ku yabu art bi danse na danse boo xam ne artiste waruñu jël rek taaram rek jiital ko waruñu jël benn effet bu ndaw ci moom rek jiital ko sans ñu defar ko artistiquement defar présence Sénégal defar développement personnel am balaa ñu koy won àdduna bi mais koo xam ne préparé wuñ la loolu tamit fu di ci parents yi lañ def ndax dafa am différence bu nekk ci entre nekk Dakar ak bu nekkee ci région yi ñu nekk ci région yi dañoo foog ni buñ nekkee ci région yi duñu exercer tant que ñëwuñu Dakar doo xam nag ban genre nit la fi ni fekk léegi nag say parents buñ la bàyyee du ko amoo fi mbokk ci kër góor ñi rek ngay mën a nekk te nekk nga ci kër góor rek même boo deful dara rek setul sa der mënut a set comprendre nga léegi nag lii moom bu ci jógee na ci tirer leçon waaye nag Sénégal dafa baaxee duñ la corriger mën na génn sax gën a am besoin lu garaaw laa lay wax mën na génn léegi génnaat nii mel ni du moom moo defoon lu passé li parce que lu ne la ñuy baale fii Sénégal diw ñoo la fi saaga fi ay sëriñ baal nañ ko keneen mi ngi ci réseaux sociaux xuma Adama la di daggal nit ñi saaga ndey kenn mun ci wax dara keneen mi ngi defaat leneen keneen mi ngi defaat leneen mel ni Sénégal bi woon démb di bi nekk tey comprendre nga yooyu dañ ko war a corriger nguur gi jël ci responsabilité am mu corriger ko parce que du internet bi mel nañu liberté rek ba tax tey jii ku nekk mën nga gëstu c'est facile nga accès bu la neexee nga tëj si nekk wax lu la neex loolu dañ ko war a corriger boo ko deful fii pourtant ku dem Europe doo ko def ku dem Europe doo ko def ku lekk sànni ci mbedd boo demoon Europe doo ko def te binduñu ko fenn tafuñu ko ci miir yi naan fii interdit nangam yow yaa xam en âme et conscience ne lii kenn du ko def comprendre nga moo tax nag lépp looy gis ci sa bopp nga koy njëkkee loolu rek la nguur gi moo su ko jël responsabilité am nguur gi jël responsabilité am kàddu yi la Papa Laye yëkkati jëmale ko suñu rubrique actualité alors Papa Laye avant ñuy continuer rek dañuy ñëw ci anecdote xëy na yow dans ta vie dund nga benn affaire boo xamante ne ni marqué na la mu touché la mën na doon émotion bu positif autant pour moi wala lu négatif loo xamante ne daal dund nga ko mu marqué la. li ma dund mu marqué ma sama biir bari na de bari na moom trop parce que am na boo xam ne moom mën naa ne daf ma yee. parce que dama nekk Sacré-Cœur ak sama meilleur ami boo xam ne Italie la nekkoon ñuy dund ndekete am na benn agent publicité bu nekk foofu ñu ñibbisi mu def une semaine mu ñëw na ñu dëkk une semaine Sacré-Cœur de ce fait que bu nekkee 2 jours dañuy xëy dem Pikine suba si ñu wàcc comme que agence bi suuf la nekk ñu sante fa ak benn waa ji gis moo xam ne dama yow dama nduru artiste dafa am benn festival bu ma bëgg dama bëgg des faux lions des cakaaba des trucs comme ça ma ne ko oui loolu c'est possible comme que ci boutique la te yéen a nga oto il faut nga woo ko ci oto bi mu ñëw toog parce que boutique moom ku ne dafay dugg te c'est quelque chose d'affaire il faut ngeen toog waxtaan ñu waxtaan ci biir oto bi sama xarit ci mooy dawal oto bi kon ci la bokk parce que c'est mon ami c'est mon meilleur ami léegi ndekete affaire de pub la moom moo dëkk ci kër gi Sacré-Cœur man Pikine laa dëkk te lii dans 2 semaines la moom Italie la jógee xamu fi kenn man maa xam nit ñi ma ne ko lii waxaaleel man ma dem lijjanti gaa yi mu dem lijjanti gaa yi ñëw ba ñu def affaire bi ba tourner pub bi ak coono yi daal nga dem tëdd sa kër noppalu 2 jours nga bëgg ko woo sa copain jotatoo ko ba muy tey ji benn publicité bi ñu waxoon la vie bi amoon ci am na benn réseau fii bu ko fi am comprendre nga nga lijjanti plus de 33 personnes ñu fa dem nii sama copain bi jour boobu ba tourné ba jeex laa ko gëj a gis mu nekk affaire bu ma metti man nag mais yee ma goo xam ne ma ne non àdduna mu ngi nii quoi
loolu nag saa buy daw chaque jour bi passé à la télé wala may woo kenn téléphone di ko dégg waaye sonorité bi daw sama xol bi day jóg du ma xam nu may def ma ne lii nag ubbi na samay bët mais àdduna nii la chaque jour première chose yi lay njëkk a dal moo lay yee ba ba beneen yoon lu la nit di defloo di nga xam lii kat ça doit être écrit noir sur blanc dafa war a nekk ci contrat bu leer ak yooyu loolu dong daal defe naa ni moom mooy ci li ma xaw a gën a métti li si des lépp moom xam naa ne ay ndogul yàlla lay doon ndax loolu moom du mënta ñàkk waaw. mu doon lu métti lu mu dund mu nekk anecdote bu mu baaxee internet yi ak ñi koy seetaan. donc voilà gis nga voilà àdduna gi ni Papa Laye parfois nga am confiance ci nit xam nga mu briser ko mais comme ni nga ko waxee rek da lay forger ba de telle sorte que lu ni mel du la dalaat wala booy duggaat ci benn affaire di nga ko xoolaat bu baax a baax a baax. Voilà donc c'était votre rubrique anecdote donc Papa Laye ñu ñëw ci suñu plat du jour. Plat du jour dañ lay laaj benn plat boo xamante ne ni par exemple tey mën naa la laaj domoda ak maafe ban moo la gënal. maafe doo lekk domoda mais lu tax góor ñi bañ domoda man loolu laa mënu comprendre. da nga cee deful yàpp rek bu ñu bulet bi lañ bañ waaye boo si defee yàpp dañ koy lekk de waaw góor warta bañ dara waaw xanaa lu baaxul loo xam ni dalee leer ni togg ba leeru la loolu mën nga am si xel ñaar parce que biiru nit dafa xaw a sensible ba surtout jigéen ñi léeg-léeg nga gis toggukaay bi bërëb bañ koy toggee sa xel mi du daal du caagi ni ko da nga bañ mais niñ koy toggee waaw xam nga gis nga ni nasaraan waaw tubaab dafa fonk lekk ba gis nga lieu yeeg resto yi day chic tellement que même boo duggee sax ñoom envie toog lekk parce que lekk moo doy waar mais fii moom dañ lay yëngalal nii rek lenkali benn palaat bëgg la cee defal. donc mi ngi nii nee na moom maafe moo ko gënal domoda c'est son choix donc Papa Laye je pense que ne avant ñuy tëj dañuy ñëw un peu ci say projet professionnel say projet futur yi nga am ci musique bi. samay projet futur li ci nekk bari na parce que su ma sañoon am sama studio bopp am sama label bopp aussi waaw loolu bokk na ci samay rêve aussi li ci des mooy xanaa jéem a defaat beneen deuxième single su ko defee après nga soog a ñëw ci confirmation bi daal noonu laa ko programmé jóge naa ci premier single ak vidéo damay def deuxième single su ma jógee ci deuxième single nag ba nga xam ne dalee leen Sénégal ràññee nañ la nga soog a ñëw nag indi sa album teg mais loolu lépp job nañ ko bien avant nekkul loo xam ne nag dañoo bëgg mu ñëw tey mu suba mu nekk parce que feuille de route la naan loolu mën na nekk d'ici dans 2022 ba 2023 comprendre nga parce que tamit dafa am fu ñu jógee am fu ñu jëm tepp moo gën yureet ndax yureet pëng rambax day dagg daal rek mbaa mu coxati ko. dëgg la donc voilà moom carrière professionnelle am comme ni mu ko waxee rek day jël temps am rien ne presse da ngay jël sa temps nga togg ko mais ñu ñëw un peu si mbalax bi ngay def Papa Laye mbalax dafa nekk style musical boo xamante ne peut-être tey suñu identité la ñun sénégalais mais gis nañ ne sur le plan international mbalax bi a du mal à percer lan moo waral loolu. waaw laaj nga ma question nag bu ma neex li tax percé wul mooy dafa am benn musique bu fi am bu fekkee mës nga déglu rétro di déglu ay orchestra baobab wala ngay déglu ay super étoile bu Dakar bu njëkk dafa am benn musique buñ doon def musique variété nga ñëw ci ñoom Njaga Mbay ñu doon def benn pur traditionnel boo xam ni sabar la ak xalam kese boobu la Sénégal moom après nag ci la tradi moderne bi ñëw léegi nag bañ demee ba festival mondial des arts nègres bu njëkk am Senghor moo ko organisé waa Kiba ñoo fi ñëw Kiba ñoo participer bàyyi fii lu ñuy wax DX mooy li xale yi di bëgg léegi marimba la xawma may ko Abi Faye moo ko njëkk intégré ci musique Sénégal léegi nag loolu moo changé musique mbalaxu Sénégal mais musique mbalaxu Sénégal dafa xawoon jege salsa bu njëkk salsa la gënoon a jege léegi nag loolu moo ko changé
paa yi nag naan Youssou Ndour mi ngi yàq musique Sénégal parce que musique Sénégal dafa xaw brouillon ba mu ëpp parce que amul tempo bu normal bu juste ba mu nit mën a suivre daal day jékki da ngay jékki-jékki rës léegi loolu pour nit décortiquer ko yow da ngay xool tey jii oo jaajaa rek xale bu ndaw mën na la ko woyal parce que dafa ça sonne directement ci nopp comprendre nga mooy gën a day neex a encaissé da nga ciy gis da ngay léeg-léeg nga woy benn woy Omar Pène ne nekk sa benn copain mu ne la ngan lan pourtant loolu depuis temps booy ba léegi maa ngi soo ko comprendre ne lii la loolu xool depuis sa enfance ba nga dem ba am des vingtaines ci années soo ko comprendre li nit ki di wax temps boobu nit ñi amuñu ko comprendre nga léegi nag ni musique Sénégal bi musique mbalax bi commencé foofu nag mais nag Youssou Ndour il a tout fait pour mu percer mais tubaab mënu ko comprendre parce que dafa bëri bruit comprendre nga léeg-léeg dañuy gis musique slow yeeg musique acoustique yeeg yeneen musique pop yeeg bon dañuy gis différence bi mu am ndax musique mbalax Sénégal kese la am mais léegi moment bi ñu toll nag am na benn xeetu musique comme afrobeat bi di ñëw Sénégal di ko jéem di ko cumuler ak musique am comprendre nga parce que boo dee seet da ngay gis tëggkat yi bari nañ tëggkat yi tëgg mais da ngay xool tëggkatu keneen ki suñu papa Doudou Ndiaye yal na yàlla seral ay xam tëggam moo gën a percé parce que day tëgg en harmonie nekk fi di tëgg bu bari mbar kon di comprendre li muy wax li muy tëgg loolu tubaab bi gën a mën a consommer parce que moo gën a doux moo gën a clair ci écoute comprendre nga léegi nag loolu boo ko xamee da ngay comprendre loolu boo ko comprendre rek xam nga musique Sénégal nan ngay def bu mën ko servir tubaab bi ñu dégg ñu kii ko mais mag ñi ñoo ci jëlu seen responsabilité ndax boo xoolee African Good Talent yi da nga ciy gis ay ñoom Angélique Kidjo ñu toog te ñooñu depuis ban année lañ ñoo xam ne ay Kumba Gawlo ñoom la ñuy roy ñooñu ñoo jëlal seen responsabilité seen art ñoo ko téel seen bopp ñoo ko téel seen loxo bopp mais fii mag ñi sax dañuy xëccoog yow plateau yi ñoom doo xam sax lu tax ndax gisoo ci benn mag bu tuitee benn xale sax félicité la pour yokk la courage benn xale bu génn it bu bees ñoo xam ne lii kat Youssou Ndour moo ci def lii ñaata yoon am na benn ay rappeurs sénégalais yu defoon wéri xam Black M ak ñaata pas mal de gens fii ba États-Unis di ko Twitter boobu ana mag ñi fi nekkoon ana ñoom awade ana ñeneen ñi Sénégal dafa mel ni mag ñi amuñu culture sax encourager jeune bi comprendre dafa mel ni amuñu culture bi di yow au contraire dañuy xëccoog yow seen booy léegi ñoo yàq nangam fekk musique day changer day varier musique day varier parce que da ngay jékki-jékki benn tendance bi xew bu fi xewee nag dafay bàyyi bële génération bu ne ab bi nga tombeel ñun bañ juddoo nekk xale ay simb lañ tombeel xëy na moo def ci ñun ay art bi ñu def bokkul ak sunu xale yi koñ bi nga xam ne koo ci gis ma ngay ngembo parce que dañoo fekk bëri am doole ay Balla Gaye xew ay génération bu rek ak li nga doole loolu moo lay forcer comprendre nga léegi nag musique noonu lay def day varier tout le temps léegi nag moo tax si Youssou Ndour kese moo ko fi comprendre moo tax mu constant ba heure bi chaque jour bu koy suba bëgg bu musique bii ñuy def ni bu ko bëggee def bu subaa mu def ko comprendre et puis à travers son nom créé na benn maison de production bu tudd Jololi di ci créer des artistes pourtant ko bëggoon mën na ko am na link bi Baaba Maal mën na ko am na link bi Ismaël Lo mën na ko ñoo xam ne tey dañuy toog naan la ay xaritu ren dàngat leer lañ ay xaritu nangam sàngam lañ tubaab ONG boo contacté ne ko maison de tel laa bëgg mu financé ko am nañ link bi